doomu baadoola yi nga xamante ne ñooy dem ci waaw ñooy dem Kaolack ñooy dem ci maam Limaamu Laay. asalaamaaleykum ñu ngi leen nuyuwaat di leen ziar doomu réew mi la ngeen di am fii tey nag ñu ñëwaat di waxtaan ak yéen en tant que jeune en tant que ndaw bi nga xamante ne mi ngi si goxam dañuy wax nag si li nga xamante ne mooy nekk actuel muy élection locale yi ñu nekk ñu si tànn benn sujet nag bi nga xamante ne moo gën a intéressant moo gën a nekk en actuel muy wàllum violence bi nga xamante ne ñu ngi koy dund te kenn du si gaañu ku dul ndaw yi dafa jar nag ñu taxaw seetlu dafa jar ñu war a xoolaat suñu bopp ñu ndaw ñi ndax yaakaar naa ni leader bi ngay àndal di xeex walla leader bi ngay àndal di campagne kooku waruloo mën a dugal ci li nga xamante ne ëllëg yi yaa koy wéetoo malgré nag ku nekk am nga droit far ku nekk war nga mën a xool ki ngay àndal nga ànd ak moom waaye tamit dafa war a am benn niveau bu mu am muy lan problème d'idée maanaam booy convaincre doomu aadama nga convaincre ko ci li nga xamante ne mooy idée ñun kat am nañ lii indi nañ lii li lañuy changé nangam sangam mais bu mu jar ngay taxaw di xeex wala ngay xuloo te sa leader bi nga xamante ne moo lay jox feer jox la weñ jox la yet ne la taxawal sama kanam ku ma bëgg a baare wala ku ma bëgg a def nangam nga taxaw jàkkaarloo moom yaakaar naa ne kooku bëggu la te boo amee ful dëgg foofu nga ko war a waxam boppam xam ne ki ngay àndal nii kat nekkul ku baax ñun ñoo war a yeewu ñoo war a am fulla am mature bi nga xamante ne kenn duñu utiliser après dañ lay utiliser mu jeex nga nekk ak am nga gaañu say mbokk ñooy son ñoom ñu dem tëdd fa ñuy tëdd bu dee ñoo gañe dootu leen dégg bu dee gañe ñu demaat nekk sa lañ nekkoon yow ngay souffrir mais pour lan kon ñun ndaw ñi ñoo war a am fulla am fayda am volonté bi nga xamante ne day mat sëkk ndax ñun ñoo fi mën a samp maire ñun ñoo fi mën a dindi maire nii ko président waaye tamit bu fekkee dañ lay jël di la utiliser di la xeexloo di la saagaloo après yow la ñuy gis yow muy loo xamante ne kenn mënu ko justifier maanaam yow da ngay ànd ak leader dajeeg beneen leader ñu nuyoo après ngeen romante yéen seen biir ngeen xeex maanaam loolu képp ku ko def yow ñàkk nga fay rek naka ngay ànd ak leader muy woote jàmm ci kaw di woote ay ci suuf ngay ànd ak leader boobu yow sa leader boobu jarul jox commune jarul déglu jarul topp parce que nit ki li muy wax day war a doon lu dëggu ci moom kenn ku ci nekk gis nga ni manifester yi ni muy demee ñaar leader yi daje fii ay partisans am daal di daje di xeex raag tojante ay bopp loolu ñu teg ko fan après yow yaay dem faju leader yi moom ma nga nekk ci këram dara sonal ko ay mbokkam ñi ngi ci jàmm yow say mbokk ñi ngi ci ay te bu fekkee def nañ ci seen dërëm faj lañ lay def après métit bi yow yaa koy jël nga tardé war a liggéey war a def lépp war a dundal sa njaboot war a toppatoo sa waa kër après non da ngay mujjee dem hôpital wala ngay langal ci ginnaaw nit ndogal fekk la ca nga toog di ko wéetoo te lu bëri war la maanaam fokk ñu xam ne ñun jeunesse bi li ñu war dafa bari ak li des suñu kanam politicien wala kuy politique mun nga ko topp jàppale ko dimbali ko ba li ngeen bëgg ngeen jot ko te mu nekk ci dëgg mu ànd ci dëgg ngeen koy doxalee ci dëgg pour dindi fi li fi nekkoon mais bu fekkee dañoo bëgg a ñëw ci politique bi di dund ci comme li gars yi doon dund ba pare nga bëgg a def li gars yi daan def nga bëgg a wax changement mënul nekk changement mënut a am foofu parce que li fi amoon dañ ko war a dindi ba mu set wicc te képp ku leen ciy woo dañ ko war a dindi bañ lool noonu mais il faut que tamit ñu ndaw ñi ñu am volonté man élection locale yi ñëw na ndaw yëpp jóg nañ muy doon lu rafet ñëpp di ko rafet mais nañu wane benn matière boo xamante ne du désonnant xam nga du jaxasoo mais il faut romb ñaari côté ju romb rek ñiy jaxasoo fee xeex saaga dóor sa njiit bi nga àndal mu ñëw jox la yat ne la teel fay la junni wala ñaari junni wala sax du ko man yow ñu jëndee la ay téeméer ak 1000 francs ak ay tiset en tant que doomu aadama ñu yeb la ci oto fees dell solo la tiset ngay dem yuuxu léegi loolu doyatul ñu lay sànni xeer ngay xeex mais loolu noonu ci lan la tegu nañu am matière nañu am fulla am fayda élection yi ñëw nañu campagne ci jàmm mu jeex ci jàmm ñu dem voté yi ki nga xamante ne jox nga ko yaakaar nga votel ko yàlla def jàmm mën ñoo suturaal
mën ñoo xéewale ndam bi nga xamante ne moom lañ bëgg. ndax changement nag boo ko bëggee da ngay xool ki nga xamante ne am na jikko ju rafet te am dëkkam am na fa way bu rafet waaye boo bëggee changement jël ki nga xamante ne moom moo fi nekk nga dindi ko teg fa keneen ku ko raw kon yaakaar naa loolu du doon changement. way jox changement da ngay jox borom loxo yu set da ngay jox borom jikko ju rafet joxe borom com koo xamante ne soxlawul alalu kenn. voilà kooku mag moo jar a jox commune moo jar a jox gox moo jar a jox réew mooy ni ma koy waxee rek élection yi nañu xam ne élection yi day jàll am na yeneen élection yu ñëw kon su ma la yaakaaree ba teg la fi nga ñëw doxalee li kee doon doxalee beneen élection bi ngi ñëwaat yàlla nañ ko fekk ak jàmm ak salaam dañ la fay teggiwaat incha allah. di wax nag suñu commune bi nga xamante ne moom lañ nekk muy Yeumbeul Nord maire sortant bi fi nekk incapable la def moo tax candidat yi bari gis nga mbër bu bëree ay adversaire rek kon jàppale dañ koo ñeme yaakaar naa nag Daouda Ndiaye loolu moo ko dal ba candidat yi ñeme ko bañ mën a wax di calculer ay 13 candidats kon Daouda Ndiaye yow yaa waroon am matière am mat bu tooy ni bañ a demaat déposer ay candidats ndax boo jaaroon fa nga war a jaar kon lii yëpp du la doo ko gis ay benn ñaar ñett ngay am comme ça jege ñaari boobu li ma am 5 candidats doyoon na sëkk ba 4 mais 13 candidats dafa bari dafa ëpp te lépp yaa ñu ko yóbbee ndax liggéeyoo amoo xam-xam fonkoo commune bi toppatoo commune bi say mbokk ak say jegeñaale kese nga lijjanti te loolu dafay jeex te incha allah ñun jeunes yu Yeumbeul Nord yi dinañ ko lijjanti ba mu mat sëkk di nga abale incha allahu rabbi loolu mooy suñu objectif te loolu la ñu fas yéene def di jéggaluwaat ñëpp bu fekkee wax nañ fi li nga xamante ne day déranger ñu ngi jéggalu defar rek moo ñu ko tax a jóg. bu fekkee rafet na nag ñu bokk ñu ñëpp sante ko yàlla suñu borom te xamante ne doomu réew mi moo ñëwoon di waxtaan ak yéen lépp rek ngir jeunesse bi lépp rek ngir ñu am benn gëm-gëm bi am benn dëggu bi nga xamante ne moom lañ bëgg ci suñu réew. yaakaar naa réew looloo koy doxal bu ndaw yëpp croiser les bras ñi nekk ci bopp bi dañuy def lu leen neex waaye bu ndaw yëpp demee nag foofu noonu pour war a lijjanti waru ñoo ñëw gën a salteel dañoo war a gën a rafetal comme ñi nga xamante ne yaakaar nañ suñu yenn politiciens yi ni ñuy doxalee ñun ñu ñëw ñoom fi ñu ko yóbbu ñun ñëw fexe yóbbu ko fu ko raw ngir Sénégal développé ngir Sénégal mën a jëm ca kanam ñu koy tudd fépp ci àdduna bi loolu mooy suñu bëgg-bëgg te loolu la ñu fas yéene def di leen ziar nag di leen jéggaluwaat bu baax di leen jox seen wàccuwaay di nuyu sama caméraman di nuyoo ñi nga xamante ne ñëpp ñu ngi ñuy seetaan ñi nga xamante ne di rafetluwaat tamit ñi nga xamante ne ñi ngi seetaan di abonné ba pare di ko partager muy gën di yaatu parce que loolu noonu mooy tax li ñuy wax gën a am njariñ kon dañuy ñëw pour bokk ko ak yéen kon war nañ ko mën a tas yaatal ko ba mu yaatu pour ñëpp jot si lépp loo leen xalaat tamit ñun réunis pour déglu ko pour mën a ñëw toogaat fii pour wax ko doomu réew mi ngi leen di jaajëfal di leen wax Sud KM TV mi ngi leen di jaajëfal bu baax a baax wasalaam. doomu baadoola yi nga xamante ne ñooy dem ci waaw